أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki téléspectateur Mafaatihul Bichri tey jii nag ñoo ngi àddoo fii ci Saint-Louis ci Pikine Jàmminaar fekk fii macha allah Serigne Thierno Amadou Lamine Gueye grand maître marabout muy koo xam ne macha allah yaakaar naa ne dootuñu ko présenté waa àdduna muy boroom xam-xam waaye di koy dimbalee waaye di koo xam ni macha allah képp koo xamante ni jot na sa yitte rek dana fexe ba nga tàqalikook sa njàqare loolu. moom lañ seet si nag tey fii ci Saint-Louis fekk ko fi macha allah mu dalal nu dal bu am solo waaye bala ñoo solo rek dañ leen di bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñooy seetaan waaye wax leen kan mooy Thierno Amadou Lamine Gueye grand maître marabout nga xam ne ci ak portale kii seetaan dana daal di xam ni kii ne mooy Thierno Amadou Lamine Gueye mi ma daan dégg nga xam ni grand maître marabout la fii ci Ndar waaye ci Afrique waaye ci Sénégal. bismillah. auzu bi kalimatillahi tammaati min sharri ma xalaqa. bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'ul aliim. wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. mbokk jullit yi comme ni ma koy defee saa su ne maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay di ñaan yàlla yal na seen liggéey am barke. fi mu toll nii bon pratiquement man jaratul may présenter sama bopp mën naa wax à travers le monde. nit yi xam nañ ma Thierno Amadou Lamine Gueye dëkk Ndar fii à Pikine Jàmminaar Sor Saint-Louis may liggéey ci lu domaine yu bëri yàlla di ma ci may ndam ma ci dimbali doomu aadama yi man ku xam Bakar waa liggéey Médoune Fanta Anta Ndiaye ci xam-xam baax yargaak teggin nga ak ni mu daan doxale war nga xam samay maam fa la Lamine Gueye soqee ko Lamine Gueye bi ñëpp xam bon mu nekk famille boo xamante ni peut-être nekk nañu buur ba tey mais li si ëpp mooy xam-xamu cosaan xam-xamu lasraar ay xam-xamu waalo macha allah xam beeg bagage yi xam ngeen. mais nag en même temps ñu yàgg si daara yi góorgóorlu ba fii ñu toll. ma nekk nit boo xamante ni bon dama am ay 5 ans 6 ans dugg daara rek bëgg luñ koy waxee veiller dama teel a veiller naa fi lu guddi. parce que dama daan dégg sama papa daan mu wax bëggee sëñ Touba daan sëñ Touba li mu am teel a jaamu yàlla moo ko may ak bëgg yàlla ak sopp yonente bi jaar ci yoonam ñun nag ñuy jéem di góorgóorlu ba yàlla may nu lii ñu am. macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax. yonente bi feeñu na ma ci yoon bi jox ma li ma jox macha allah ma ci xettali jaam yi fu ñu mënti nekk ci àdduna. fu ñu mënti nekk muy voyance seet. ci bépp fànn ak bépp xeetu aajo daal incha allah je suis là pour vous. jërëjëf Serigne Thierno Amadou Lamine mu mel ni kon day mel ni leer na nañ ci ni nga xamante ni noonu lañ déggee kàddu yi waaye tey bu ñu mënoon a xam ci lan la Thierno Amadou Lamine Gueye spécial ndax day am ñoo xam ni dañu naan man faj rab ci wàllu rab laa gën a aay ñii ni man ci tawat ju mën a doon. ñii ni man ci képp koo xam dafa am ay jafe-jafe bëgg a tukki ñi yow ci ban fànn nga gën a spécial. macha allah laaj bi leer na kontaan naa ci laaj bi mais pour xamal la ne rek yàlla comme moo ma coo jox du jàng bu nga xam ne da nga ko jàng gëstu ko spécialisé quelque part kooku c'est scientifique kooku day laaj nga am spécialité quelque part ci domaine dans tel domaine ou dans tel domaine. mais yonent bi ma jébbalee li gradé ma ci kàttanu yàlla ci barke Seydina Mohamed maa ngi koy waat ci turam bu sell bi
lépp la ma jox yàlla tëlewul dara comme yonent bi lépp la ma jox ma koy liggéey ci baatin te baatin may liggéey ci biddéew xam nga biddéew nit boo ko jàppee rek macha allah aajoom lu mu rëy aajoom lu mu compliqué yàlla mën na la ci defal sutura nga àgg fi nga bëgg àgg muy wàllu bëggante wàllu sentiment yàlla may nañ ci macha allah couple yi jaxasoo yi ménage yu metti yi yooyu yëpp yàlla may nañ ci ay pexe bon lu jëm si loolu ñuy wax ay lu wér gi yaram quoi ay impuissance feebaru ngóore yi wala nga toog sëy lu yàgg amoo doom macha allah dimbali naa si ñu bëri à travers le monde fu si sorewaay bi fu ñu mënti nekk daal macha allah maa ngi ciy dimbali jaam yi. macha allah wàllu jafe-jafe yi comme très bien wàllu liggéey yi xeex yi nii xeex doomu aadama yi comme nekk si place ñu lay liggéey di la yàqal wala nga nekk ci kër ay héritage yàqalante yi bon problème mu koy épouse yi yooyu yëpp macha allah ñu ngi ciy def ay mënin daal ñu leen di wax rek sans complexe lépp loo leen soxla daal boo leen teelee ñëw jokkoog ñun incha allah dinañ leen di jàppale moom ma delluwaat wàllu feebar surtout wàllu këyit xale yi nekk bitim réew toog lu yàgg amuñu këyit maa ngi ciy dimbali par vague macha allah mais voyance moom yàlla moom ko may leeru yent yàlla Yuusuf bi ma yonente bi teg sama loxo ma ciy dimbali nit à travers moom il suffit nga jox ma sa tur sa année de naissance rek laa soxla ma sa date bi au complet mais sa année de naissance sa tur ak sa turu yaay ci kàttanu yàlla par calcul rapide parce que je suis intellectuel mën naa calculer jàpp sa bidéew wax la lu leer parce que man nit bala muy ñëw ci man ci guddi gi la ma yàlla jox programme macha allah. 27 ans mi ngi nii yàlla may nañu lenn mooy que ñu bëri dañuy naan ma sax looy jël ak looy naan ak looy utiliser mais may yàlla la rek depuis 27 ans ngi nii macha allah à partir de 2 heures du matin on ne dort pas la nuit di wër yàlla di seet yàlla di làmbaatu suñu borom te suñu borom moom comme mooy borom kun fa yakun moom lay soob nga jot ko bu ko soobal doo ko jot kon nag da ngay wër ba dee rek ba mu soob ko di wër yërmandeem foo ko dajee rek nga xam ni dañ nga moo tax yonent bi comme moom mooy sunu intermédiaire te ku mu cëral nga am bon macha allah moo ma jox li ma yor te yàlla jeexalul dara comme ni ma leen koy waxee jërëjëf Serigne Thierno Amadou xam naa wax nga lu am solo léegi loolu dina mat ab soññewaat ndax rawatina fii jamono tollu tey nga xam ne ndaw ñi ñu ngi ñoom ñëpp jóg di dem ci géej gi est-ce que doo leen lancer message ni leen ku ci bëgg ay kayit bu ñëwee fii ci yow incha allah yàlla mën na koo dimbali mu dem te du jaar ci ay géej. macha allah. bon loolu nag thème d'actualité la. neex na trop bi nga ma ko posé. ku ci wax da nga jaamu yàlla. te yàlla dina la si dimbali. en moins de 2 ou 3 mois presque ay je peux dire 700 te suñu zone bi la ëppee xale yu bëri des si géej gi daw na yaram lool bett na parce que ñun dund nañ ko bon may sàkku ndimbal képp ku dégg kuy dem. wala képp ko bëgg dugg ci xaru boobu na ko jubal si man dinaa ko yedd teg ko ci yoon te danaa ko ñaana ba yàlla ubbil ko ay bunt si kàttanu yàlla dinaa ko ñaana yàlla ubbil ko ay bunt soit mu am ku ko dimbali wala ñu boole kaa nit ñaanal ko yàlla wala ñu orienté ko fu mu demee wuti visa si kàttanu yàlla mu am mais ñu bàyyi géej gi dafa am borom ñi ciy rëcc ñëpp ndimbalu yàlla la géej gi la ci ñu ci rëcc ñëpp dimbal yàlla mais xaru gënt rëy jàll ci océan bi. waa kay jërëjëf Thierno Amadou Lamine Guèye grand maître marabout macha allah mu mel ne kon ni nga ko waxee rek ndaw ñett mel na ne yaa ngi ciy def lu am solo ndax gis naa rek bi nga ñëwee li nga wax te insisté nga ci mooy grand maître marabout ndax looloot kon ndaw ñi am na ndaw ñoo xam ni comme buñ jàngee ni ñu war a jàngee ba noppi da nga leen di teg ci yoon di leen jàngal lu demee noonu ak yooyu. macha allah kontaanati na bon. parce que domaine boobu bëggoon naa ci leeral askan bi grand maître marabout bi du dara lu dul am na jeunes yu bëri xale yu bëri nga xamante ni si daara yi nañu nekk dañuy dégg parfois sama mbaax ak sama yéwan ci wàllu xam-xam ils viennent dañuy ñëw ci man di ma tarbiyu di ma bindal macha allah dañ may bindal bind yi sell xale yu ratax xalima yi dañ may faral di bindal bu ma demee ba kontaan si ñoom dama leen di former nu ñuy jaamoo yàlla nu ñu war a def pour jot seen borom nu ñu war a def ba nga xamante ni dañuy ubbi seen daara bopp
ba mu nekk kilifa nekk seen kilifa bopp di ber seen daara pas mal de gosses yoo xamante ni incha si daara Serigne Diop bi ak daara Amba Ndaw bi nekkoon si stade bi ak yeneen daara yu bëri ne fii si dëkk bi Moxsin ainsi de suite xale yu bëri dañuy ñëw fii macha allah di wut si tarbi ci man di wut si xam-xam dinaa leen di gindi di leen jox lu tolloog ñoom ñuy jaamu yàlla di góorgóorlu lépp lu leen jaaxal ñu may woo ma leen di gindi di leen gindi ba ñuy dimbali waate dimbali doomu aadama yi. jërëjëf Thierno Amadou ci biir wax ji dafa mel ni dama cee saxandikoo waale ni dafay mel ni ku la wax ni lii nga waxan lépp ci wolof mooy li la sunu borom defal te nga war cee xettali bindee fi sunu borom yi ndax ñëpp njabooti yàlla lañ mooy lu demee ci ñaan ci wàllu jafe-jafe rawatina ci wàllu sëy wala ku bëgg a sëy wala ku bëgg soxna wala koo xam ne dafa leen fi barab ñu soxore ko xëy na def ci moom ay liggéey bëgg ko faa jëli wala yu demee noonu nga xam ni loolu sabab la ciy doon ginnaaw coobaree sunu borom bi wala koo xam ne dafa bëgg a tukki loolu ndax mën nga ma koo tënkal ci kàllaamay tubaab wala kàllaamay anglais wala yeneen kàllaama yoo xam dégg nga ko ngir ñiy seetaan it man a te dégg kàllaama boobu man cee jariñ. Bonjour chers internautes, je suis très content de m'avoir posé cette question. Comme j'ai l'habitude de dire, nous avons un don. Je vais me représenter, c'est Thierno Amadou, le grand maître marabout du Nord, plus précisément à Saint-Louis du Sénégal, à Pikine Diaménar. Bon, je voudrais dire tout simplement que, vu notre dynamisme dans la voie de Dieu, dans la recherche de la lumière de Dieu, dans la recherche de la lumière divine, on a rencontré la lumière du prophète qui nous a révélé depuis 27 ans une direction qui nous a permis d'avoir une clé de voûte qui nous permet à distance de faire la voyance à distance à travers le nom de la personne et l'année de naissance de la personne et le nom de sa maman automatiquement. Et en même temps de soigner à distance, quelle que soit la maladie, parce que vous savez bien que Dieu, c'est la lumière divine qui englobe toute la richesse et la puissance, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Vous voyez, donc, à partir de là, on peut soigner à distance et même les problèmes de sentiment et d'envoûtement. Donc, globalement, tout ce qu'il y a comme souci, comme problème, Inch'Allah, nous sommes là disponibles à aider les gens, quelle que soit la distance et là où ils se trouvent, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout, en Afrique et même en Australie. Nous sommes disponibles à vous écouter, à vous aider et en même temps vous faire la clairvoyance dans la voyance. Numéro de téléphone. Voilà, mon numéro de téléphone c'est 77 546 50 19 ou bien aussi vous pouvez me joindre avec 78 156 83 48. Donc voici les deux numéros et même il y a un numéro de Expresso qui a même un WhatsApp aussi, lui ce numéro aussi. Donc, 70 406 71 87. Donc voilà ces trois numéros qui vous permettent d'avoir automatiquement le contact et vous pouvoir avoir notre aide. Voilà, merci. Merci.